wala dunya. di wax alhamdulillahi rabbil alamin di sant yàlla moom mi nga xam ne moo ñu may ñu fekkee may ñu tal di ziyaar ki nga xam ne di Seydi Ahmed di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom nga xam ne moo tax yàlla amal lépp di ziyaar ki nga xam ne mooy cheikhul suyuuxi di xaatimil axtaabi di borom xatmiya ak borom katmiya di uluhiyatul jalal di mawlaaya cheikhul suyuuxi di Ahmed Tijani Chérif radiallahu anhu di ko ziyaar di ziyaar sunu sëriñ sunu yaakaar àdduna ak sunu yaakaar allaaxira di mawlaaya Seydi Mouhamed El Cheikh ibn Ahmed ibn Mouhamed Tijani Chérif radiallahu anhu di al imaamul mahdi al muntazar macha allah di kontaan lool ci invitation bi ngeen ñu invité xam naa di ñëw ci sa question nan la ñu préparé aju 2019 bi fexe ba xam ponk yépp yi nga xam ne moo làqu ci xaj bi fexe ba xam lan la xaj laaj ci wàllu religion ak ci wàllu spiritualité plongé aussi ci spirituellement ak psychologiquement ba pare aussi bañ a sàggane partie physique bi tamit parce que lu ñu mënta wax tamit aj ku am kàttan moo ko mën def donc noonu la ñu préparé woo ci xaj bi. macha allah yaa Seydi suñu deuxième question mooy dégg nañ ci bi ngeen nekkee ci roppalaan bi gis nañ ne sang bu tedd bi dafa simmi ay dàllam ñu bëggoon a xam loolu noonu lan moo ci làqu ndax jafe na daal wala dina xaw a jaaxal nit nga yéeg ci roppalaan ba pare daal di simmi say dàll. macha allah soxna Yaniju question boobu maanaam mën nañ ne question wu xaqiiqa la wala pratique xaqiiqa la ndax en général suñu nee Seydi Mouhamed El Cheikh rek pour nit ñi ñoom xaqiiqa rek la xam te dafa fees dell ak charia dafa fees dell ak règle de bienséance wante li waral mu sumbi daal li loolu dama lay tontu li tax ma lay tontu nag mooy ci mbaaxam moom ak ci li ko yàlla may ci ceeñeer yooyu la ñu nàndal ñun kon bu ñu duggee ci avion bi maanaam ñun ñëpp xam nañ ne diggante Dakar ak Makka dafa nekk voyage bu sori bu long à peu près 8 heures de vol la ci 8 heures de vol bi ñu ngi quitté fii Dakar 4 heures du matin ñun nelaw nañ def nañ lu ne ci biir avion bi wante ki ñuy woowee Seydi Mouhamed El Cheikh gëmmul bët benn yoon ci avion bi te veille bi ñu ngi quitté Saint-Louis ay booru 19 heures lañ quitté Saint-Louis 22 heures fekk nañu AIBD 4 heures du matin ñu ngi ci avion bi ba ñuy wàcc 15 heures di dugg ci bus yi fële ci Médine moom gëmmul benn yoon loolu mën naa ko seede donc mu ngi yoroon kurusam nekk ci ay awraatam di zikr di zikr ñu nelaw nañ yeewu nañ ba avion bi des peut-être mën naa ne 30 minutes mu atterrir yàlla dogal comme ñun ñaar ñoo dendoon ci avion bi ma tourné xool ko ku dee nekk ak sa bàmmeel de nit moom ku dee nekk ak sa bàmmeel donc yaakaar naa muqalaf dina toll foo xam ne yaa ngi dégg si digganteem ak boroomam lu mu wax rek moom ci wàllu boppam da koy natt ba pare du ma dugg sa si kaa dëgg la wala du dëgg da koy natt si jëmmam ak li mu bëgg ak boroomam ba pare donc am na ñoo xam ne jomm nañ wax lu dul dëgg du pour propagande wala pour nit ñi daw nekk ay taalibeem ki xam Seydi Mouhamed El Cheikh xam ne soxlawul taalibe kon témoignage la dañuy wax sunu digganteeg yàlla li nga xam ne gis nañ ko ñun te moom mu baaxee ñu ko ci ay mayam yi ko yàlla may ma tourné xool ko gis mu nekk en état de méditation extrême kurus baa ngi dal
ma yëg ne wax dëgg yàlla kilifa bi nekkatu fi ma ne xaaral ma xool ban organisation moo war a am ba sang bu tedd bi nekk ci méditation extrême bi wallahi lazi ma gëmm yàlla dogal ci baatin ma seen leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw ku dee ak sa bàmmeel de waaw te li may wax nii xaqul yaqin laa ci am ma seen leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di dugg ci avion bi ma muñ ne pat waxuma mu jékki-jékki tourné ne ma alxalifa ma ne ko labbayka yaa seydi mu ne nañ def fukk ak benn salaatul fatihi ginnaaw fatiha def ko haadiya rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wallahi lazi te waxul loolu la mu wax ma sëgg gis mu def tànku neen ma xam ne li bëtu baatin bi gis dëgg la waaw li bëtu baatin bi gis dëgg la ñu def haadiya yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñuy wàcc mu ngi bokk dàll yi ba ñuy wàccee ci avion bi soxna yaa niitu sang bu tedd bi waaw li tax mu sumbi dàll yi pour man mooy présence spirituelle yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci biir avion bi waaw ku dee nag sa bàmmeel. donc da nga wax léegi nii ci say wax nga ni pourtant jëmmi Seydi Mouhamed El Cheikh dafa fees dell tamit ci charia donc ndax mën nga ñu indil tuuti témoignage ci li nga xamante ni jot nga ko dund ak moom bi ngeen nekkee foofu ci wàllu charia. ah macha allah soxna Khadija dafa am loo xam ne Mawlana Ahmed Tijani Chérif da ko wax ne pratique religieuse yëpp benn objectif la am mooy nit ki xam boroomam déjà 9 jours yu ñu nekk Médine wala sax balaa ñëw ci cadre boobu bu ñu wàccee avion bi maanaam li ñuy nekk ak moom màkk yëpp par exemple ñun ñi ànd ak moom amuñu woon droit jël ascenseur bi ndax lan parce que mag yi fa nekk la ne nañ leen bàyyil ascenseur yi parce que ñoom ay mag lañ muy benn bu ñu wàccee ak coono voyage bi yëpp mu nekk moom toog taxaw ci suuf di régleel mag ñi seen saak yi fan la réer rek seen bagage yi fu mu nekk ak nan la ñu war a dem jëli seen badge pour xam seen chambre waaw yaakaar naa nit ki su jàngee diine waaw diine bi lu mu war a jeexital bu mu war a def ci moom mooy ay pratiques yu louable ay pratiques yu saine mu amal njëriñ communauté bi waaw moo tax ñun ñii dine suñu bopp ay jullit lañ war nañ fexe ba xoolaat jullit boobu fan la yi toll si ñun waaw parce que jullit yàlla moo ne ci alxuraan innal mu'minuna ixwa donc am na benn comportement boo xam ne war nañ ko am suñu diggante ak suñu biir war nañ muñalante war nañ dimbalante war nañ yërëmante te parcours hajj bi yëpp waaw Seydi Mouhamed El Cheikh loolu lañ gis mu doxalee diggante ak mag ñi ba dañuy dox sax des fois mag ñi arrêté ko pour mu configurer seen portable des fois damay bëgg a nangu portable pour configurer mu bañ waaw jël portable yi configurer waaw suñuy yëg bus yi mu deeñu ne nañ bàyyi mag ñi yëg waaw nañ bàyyi mag ñi yëg waaw donc wax dëgg yàlla wane na koo xam ne ku diine ak ku charia am jeexital ci moom macha allah. yow da nga nekkoon koo xamante ni da nga ko jege particulièrement donc am na yoo xamante ni dañ ko dégg mais on préfère vous poser la question directement muy am na yoo xamante ne ay faits yoo xamante ni je peux dire que ay faits yu génn un peu des faits extraordinaires bu fekkee mën naa ko waxee noonu xëy na mën nañ ko woowee muy day dellu ci wàllu baatin wala en tout cas ci xaqul yaqin je sais pas quelque chose du genre ndax mën nga ñu ci indil ay seede tuuti. ah macha allah kon xam naa finalement waaw laaj bi yëpp day dellu ci xaqiiqa ndax suñu waxee aussi tarixa tiijaan tamit tarixa tiijaan lu mu ëmb charia xaqiiqa la parce que le fait que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn xayb dugg shahada jox jox Mawlana Ahmed Tijani Chérif radiyallahu anhu wérd loolu du charia xaqiiqa la
waaw le fait que aussi ki nga xam ne mooy Seydi Mouhamed El Cheikh Maolana Ahmed Tijani Chérif ni ko yonent bi def sallallahu alayhi wa sallam génn ayib dugg shahada jox Seydi Mouhamed El Cheikh wérdu bu mu amee 14 ans kon Maolana Ahmed Tijani Chérif li ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam defaral na ko Maolana Seydi Mouhamed El Cheikh waaw donc dundam xaqiiqa la même suñu fekkee dañoo bëgg wax lu dul ci pratique ci charia dundam xaqiiqa la malheureusement exemple bi ma ciy joxe mooy bari na waaw mais exemple Arafa comme Arafat moo gën a siiw Arafa la ñuy wax gis ngeen Arafa li xew dëgg filmé wuñu ko wallahi mystère yi xew Arafa yëpp mën naa ne 0,001% lañ ci génnee ndax yëg nañ Arafa comme ni ko mbokk yëpp waxee 5h22 du matin ñun fa lañu wasifa dañoo julli fajar ñëw ci kaw montagne bi ci doj bi lañu wasifa comme heure bi Maolana Seydi Mouhamed El Cheikh waxoon jox rendez-vous nañ ko xaar midi quart heure Sénégal muy 15h15 heure Makka toog nañ mu ngi zikr ñu ngi ci ginnaawam jékki-jékki am benn mbokk bu ne naaj bi dafa tàng lool sax waaw ñun def nañ carton sotti nañ ndox mu tàng mais góor gi fu mu toog Seydi Mouhamed El Cheikh bougéwul d'un iota waaw fu mu toog imaginez 5h du matin nga toog fa ba 15h bougéwul d'un iota bougéwul ngi zikr mbokk bi ne dafa tàng comme dafa tàng nañu génnee parasol jox ko sang bu tedd bi Seydi Mouhamed El Cheikh ki nga xam ñun ñii as tuut lañ ko jotee fréquenté xam nañ ne dans les conditions normales day bañ parasol bi da koy bañ du ko jël parce que dem nañ jabalu Xira ñu jox ko parasol bi te ci montagne ci kaw montagne da ko bañ te loolu après Arafa la te Arafa ki xam tegginu Seydi Mouhamed El Cheikh gis na ne montagne bi ñëpp amuñu parasol donc d'office ñi ko xam dañuy xam ni kii day rejeté parasol bi mais mu nangu parasol bi affaire bi jaaxal ma wante comme mu ngi zikr te ñun ay njabootam ñun waa Medina Cheikh dee nañu li fay xew depuis conférence su Fass bi wax na ko fa bu mu jëlee parasol bi muy zikr ba ay 15h commencé jot maanaam ay 15h moins ci heure Makka di ay 11h heure Sénégal peut-être ay 11h30 gis ngeen ginnaaw bi fi nga xam ne tampon bi mu ngi ci waaw le sceau de la prophétie lay wax mu ngi ci ginnaawam commencé manifesté wu billahi lazi fu ma toog ma gis ñaari leer gis bu bleu ak bu weex tal di dugg ci jëmm ji wallahi maa ngi ci ginnaawam di seetaan si nga leer yi bu ñu duggee ma gis tampon bi commencé di bàyyi di def nii cak 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 waaw mel ni un battement cardiaque ci ginnaawam 4 points comme ni mu ko jàngalee commencé di manifesté wu léegi ma gis mu xool catal mais ma dem ba yëg ne que peut-être que suñu présence dérangé na ko parce que nitu kersal nitu sutura la waaw te su sañoon aussi am na yenn manifestation spirituelle nit di si teg bëtam waaw moo tax ku wax safaan rek ci moom wallahi xamoo ko waaw c'est quelqu'un de très humble voilà il incarne l'humilité absolue mu jël parasol bi dëpp ko ci ginnaaw pour ñun bu ñu gis manifestation yi wallahi waaw pour ñun bu ñu gisati manifestation yi parce que lu muy toog yëpp di zikr des fois day génne xaw a catal waaw su catalee moom muñ ma dem ba yëg ne ñun est-ce que finalement le fait que ñu nekk ci ginnaawam dérangé wuñu ko ndeysaan ndaxte am na kersa peut-être ñu bañ a gis loolu waaw am na kersa parce que ditu yàlla yi ku leen xam-xam ne ñoom bugguñu karaama waaw bugguñu voyez-moi waaw mu jël parasol bi dëpp ko ci ginnaawam pour ñun ñi nekk ci ginnaawam bu ñu gis manifestation yi
waa alxalifa Cheikh Omarou Sabali dañu la bëggoon poser benn question si wàllu safa bi ak maro bi pour nga ñëwal ñu si aspect physique gu sang bi maanaam sang bi naka loon dundee si état bu màkk bi état bu aj bi surtout nag si safa ak maro bi. macha allah Seydi Hadj Malick déjà comme ni ma ko waxee ci début bi rek màkk nekk na pilier boo xam ne day laaj condition physique xam naa di si ñaax sunu mbokk jeunes yëpp ndeysaan yàlla na leen ko yàlla yombal ba ñu am ko ba ñu mun ko waaw ñu dem teel ko def ndax c'est important condition physique gu sang bi sa wax si sax pour man day yéeme parce que c'est un surhumain waaw c'est un surhumain te bokkul ak ñun voilà bokkul ak ñun parce que buñ ñëwee def ñu cax ne ñu ngeen yaakaar ne jigéen bu jàq nekk ci diggante ñaari montagne teg doomam mel ni kuy mirage di gis ndox ngeen yaakaar ne day daagu walla day dox ndànk waaw ñu ne ko déedéet waaw mu ne day daw waaw mu ne lampe yi verte yi organisation kese la mais kii jàqoon na jàq ak tiit boo xam ne daka daw waaw daka daw te comme dawal na pour jigéen ñi ñun ay góor lañ ñun nañ ko daw waaw mais ñu daw ko 100 à l'heure muy daw yoo xam ne comme si maanaam su paree dañ koy ubbi léegi buntu àjjana wala dañ koy fay léegi waaw détermination boobu man honnêtement damay wax rek musuma gis détermination boobu ci doomu aadama musuma gis waaw musuma gis te ci loo xam ne aussi fay bi ëllëg la waaw ci loo xam ne fay bi ëllëg la mu daw ko maanaam ba ñun ñi nga xam ne dañuy entraîner pratiquement 3 fois dans la semaine ñun maanaam mënuñu ko woon suivre ci rythme boobu waaw mu def ko ak conviction ak détermination waaw moo tax Seydi Mouhamed El Cheikh nit ñi dañoo war a jàng ci moom xam nga nit ñi lu ñu war a jàng ci moom ferveur religieuse nan la ñuy war a jaamoo yàlla waaw moo tax yàlla ne taqullaha haqqa tuqaatihi waaw nañ ko gëm dëgg waaw te dëgg boobu buñ demee màkk dëgg boobu la Seydi Mouhamed El Cheikh doxale ci pratique yëpp yi nga xam ne aju na ci aj bi waaw imaginez dem nañ ba yéeg diwaanu Xiraa jabal Xiraa yéeg nañ fa waaw muy 642 mètres waaw di 4 kilomètres de parcours ñu yéeg ko waaw moo taxit ci la ñuy xam aussi kenn yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaw ñu yéeg ci naaj bu tàng bi ba ci kaw mu toog fu yonent bi sallallahu alayhi wasallam toogoon waaw kon un guide religieux dafa war a vivifier spiritualité ak religion nit ñi seen biir xol waaw moo tax sunu guide yi wala ñi nga xam ne ay kilifa lañ te nit ñi par exemple gëm leen yaakaar leen topp leen waaw il faut loolu ferveur boobu ñu def ko ci nit ñi waaw du endoctrinement wala du fanatisme mais il faut nit ñi am wane ne yàlla am na lu mu leen jaral waaw te loolu du feeñ lu dul ci détermination ak pratique religieuse loolu la ñu Seydi Mouhamed El Cheikh jàngal loolu la ñu gis ci ajam. sànq bi ngay débuté dañu dégg nga wax ci sa kilifa Seydi Mouhamed El Cheikh nga ne moom mooy al imam al mahdi muntazar léegi ñu gis ne moom en 2018 dem na Fès nee na dafa am benn secret bu mu fay récupérer en 2019 aussi dem na Makka wax na aussi nee na au delà de farta bi aussi am na benn secret bu mu fay récupérer léegi daal ñu bëggoon la laaj mooy comme léegi moom léegi récupérer na ñaari secret yooyu yëpp léegi nag lan moo des pour mu démarrer mission. macha allah Hadji Malick xam naa déjà récupération secret boobu ma jël par exemple Arafa xam nga soo xoolee taw na nit ñi ku nekk interprété na ni nga neex waaw mais taw bi conséquence la ci récupération essence mystique bi
xam nga sànq maa ngi leen naan par exemple li xew dëgg-dëgg filmé wuñu ko mais am na leen lu nit ñi xamul gis nga bu ñu jógee di filmer sang bu tedd bi dafa def signe kooku ne ko toogal ne ko toogal loolu nit ñi gisuñu ko ne ko toogal donc du moom benn moo initié film bi ñun ñoo jël suñu initiative bopp en tant que talibé ne bàyyi nañ ay mbokku talibé yi nga xam ne ñoo nekk dëkk ba te lii ñoom comme moom la ñuy moom seen sëriñ la comme nu mu nekkee suñu sëriñ nuñ ko jegee comme ñoom aussi noonu lañ ko jegee nuñ ko bëggee ñoom peut-être noonu lañ ko bëggee kon c'est tout à fait normal ñu jël image yi nga xam ne aju na ci aj bi yónnee leen ko soo xoolee image yi suñu chaîne lañ ko dugal fay ñu benn presse suñu chaîne ñun suñu chaîne lañ ko dugal bu mbokk bi jógee di filmer def na ko signe ne ko toogal newoo ko ba tey jugal filmer bu loolu amee ba pare comme ni ma ko waxee sànq kenn dem na aj na ñëwaat na toog na kenn déggu ko mu wax te nit ñaa ngi wax rek kenn mësul dégg ci gémminu Seydi Mouhamed El Cheikh def déclaration ne yàlla moo ma may cër bi wala maa doon lii wala maay lii je défie tout le monde ku mu ko wax sa kanam génne ko amul. léegi nag li nga xam ne ci dafa dellu ci récupération essence mystique bi comme ni ma la ko waxee mission ndax képp ku ànd ak moom comme nu mu koy tàmm di waxee da lay wax lu leer naññ ne bi di benn wan la lu leer naññ aussi ne midi c'est pas quelqu'un qui est à la recherche des disciples loolu il faut mu leer ci bopp nit ñi il faut mu leer ci bopp nit ñi ñun defuñu benn propagande pour nit ñi ànd ak ñun ku nekk fi nga nekk ngir yàlla jàpp fa gëm fa des fa wante ñun waa Médina Cheikh lañ loolu il faut mu leer ñun waa Médina Cheikh lañ am nañ droit ànd ak moom am nañ droit dem ak moom fu ñu neex am nañ droit gëm ko am nañ droit def ak moom lu ñu neex tamit mission dañ ko gëm te du gëm fanatisme wala du ilmul yaqin déedéet xaqul yaqin lañ ci am gis nga arafa bu ñu taxawee gis nga bu ñu taxawee est-ce que nit ñi gis nañ mu def benn geste def nii nuyu def nii nuyu def nii nuyu yonent yi la doon nuyu yonent yi ul asmi mina rasul ak délégation xay bi ñëwoon di ko ndokkale ci secret bu ko yàlla jox ci grade bi ko yàlla tàppal jour boobu lañ ñëw di ko ndokkale moo tax ma ne leen maanaam li ñu filmé maanaam c'est ni ñu koy waxee c'est un élément insignifiant par rapport ak lu ñu bàyyi yëpp léegi nag xam nga lu ñu war a laaj ñun kan mooy Seydi Mouhamed El Cheikh ba defar ñoo xam ne tekkiwuñu dara xamuñu leen ci benn daara xamuñu leen ci benn université islamique ñoo xam ne mën nañ taxaw di seen yonent bi nii gis Maolana Ahmed Tidiane nii loolu la nit ñi war a laaj léegi nag par rapport ak lu des ci mission mooy 2022 mooy 2022 mission commence quand il aura 40 ans te aussi loolu wax na ko ci grande interview bi passé wax na ko nee na tey su ngay fal président ñun suñuy fal président dañu ne président bi sa mandat tey lay commencé suba lay jeex moom nag mandat Seydi Mouhamed El Cheikh 2022 lay commencé ba 2075 kan moo ko wax Maolana Ahmed Tijani Chérif radiyallahu ta'ala anhu kon loolu moo tax ñu ne mission 2022 lay commencé parce que ci charte yi ko Maolana Cheikh tëral da ko ne boo amee 40 ans lay commencé ba 2075 kon loolu yaakaar naa leer na nañ macha allah. yow en tant que xalif bu nekkal sang bi fii ci Liberté 6 ndax mën nañ la laaj ban mission wala ban rôle nga am ci mission Imamul Mahdi. macha allah soxna Khadija ndeysaan déjà ñun yàlla defar nañu privilège bu gën a rëy sunu àdduna déjà man personnellement yàlla defar na ma privilège bu gën a rëy sama àdduna muy nekk taalibe Seydi Mouhamed El Cheikh mission la te doy nu ma sëkk nekk taalibe mu nangul ma doy mooy cër bu gën a rëy ci man sama bët moo gën a rëy xutbu zaman moo gën a rëy leneen lu yàlla am wax dëgg yàlla defal na ma privilège def ma taalibe Seydi Mouhamed El Cheikh
loolu sama doy na ma léegi nag sama mission man mooy lan sama mission mooy fexe ba chaque jour su ma xëyee li nga xam ne chartoo naa ko ak Seydi Mouhamed El Cheikh di sama kilifa waaw te moom mu chartoo kilifam di Mawlana Ahmed Tijani Mawlana Ahmed Tijani chartoo kilifam di yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi chartoo ak yàlla ci charte yooyu ci laa nekk suba ngoon mooy sama mission macha allah. macha allah soxna Khadija xam naa ay wax wala ak niñ ko mënta tuddee ay négation laa ko mën a wax ci mission du lu bees ñëpp ñi nga xam ne doon nañ yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon nañ Mawlana Ahmed Tijani Chérif waaw c'est tout à fait normal seen mission am ñi nga xam ne dañuy taxaw ne du fi amee waaw parce que missionnaire yëpp suñu amoon ñi nga xam ne ñoo leen sopp kese yaakaaruma mission bi am sens donc c'est tout à fait normal jàngat bi ñu ciy def nag mooy ñun duñ leen déglu d'abord benn pour commencer ñun suñu kilifa la ñuy déglu di Mawlana Seydi Mouhamed El Cheikh Mawlana Seydi Mouhamed El Cheikh aussi du déglu kenn musul déglu waxu détracteur wala waxu ñiy taxaw di contre wala waxu ay négateur parce que ay négateur lañ musul déglu seen wax lu tax musul déglu seen wax ndax moom kilifaam lay déglu su nit ñi waxee ba daaleen kilifaam feeñu ko joxañ ko ne ko yaay sama xalifa fii nuuril a'zam te loolu du dañ abadan kon c'est normal que ñun ñu kontaan c'est normal ñun ñu kontaan wante nag nit ñi tey ne nit ñi tey ci wax ji nit ñi nañu tey ci tax ñu war a tey nag ndax Seydi Mouhamed El Cheikh nekk ni nit koo xam ne il donne des éléments précis de sa mission 2016 2018 2019 et 2022 soriwul beneen bi aussi mais tarixa Mawlana Ahmed Tijani Chérif ci xaqiiqa la tegu loolu kenn mënu ko rejeter te Mawlana Ahmed Tijani Chérif soriwul c'est très facile de demander c'est très facile de demander su fekkee na ci gaa mi nga bokk maanaam mbalaanu fajar ci jàkka yi yaa ngi fa malaanu timisami yaa ngi fa ci laazimi balaa fajar mu gis la ci laazim après takkusaan mu gis la ci te doo barkeelu ci xadara de déedéet xadara 1 heure de temps ngay toog di xadara pendant 1 heure de temps ñooñu la Cheikh am te ñooñu kenn du leen dégg ñu yëg di seen làmmiñ ci deru Seydi Mouhamed El Cheikh la Tijaniya c'est une voie spirituelle mystique du ci téere du ci téere ngay dem di ut ay dalil ci tarixa bi ñu def yonent bi comme ni mu ko waxee sànq sallallahu alayhi wasallam dafay dugg shahada jox Mawlana Ahmed Tijani wér dañ ma koy indi base charia loolu dañ ko àtte charia kon nañ si tey su yonent si Mawlana Ahmed Tijani jafe sallallahu alayhi wasallam jafewul diine bi ñun ñëpp ñoo ko bokk dañu julli juróom ci jàkk yi def ay salaatu ala nabi def ko ci haadi yonent bi rasulillah laaj ko ñu laaj ko kan mooy Seydi Mouhamed El Cheikh xanaa réew mi nag amatul ay borom bàcce wala ndax réew mi moom man dama bëgg a jaaxle si réew mi réew mi loolu manqué wu fi. donc après ñu ngi egg si jeexitalu émission bi ñu bàyyi la rek nga wax sa dernier mot. macha allah di remercier équipe Waladou Niayes bi yëpp si seen occasion bi ngeen ñu may ñu exprimer wu ñu def témoignage ci sunu at 2019 bi nga xam ne àndoon nañ ko ak Mawlaya Seydi Mouhamed El Cheikh di am yaakaar rek ne mbokk yëpp yi ñuy seetaan gën nañ xam wala xam nañ lu toll ni benn seconde kilifa bi nga xam ne moom lañ àndoon di Seydi Mouhamed El Cheikh di espérer loolu ci interview bi wante di remercier ki nga xam ne moom la ñu yàlla boole ki nga xam ne moom la ñu Mawlana Ahmed Tijani Chérif boole di Mawlaya Seydi Mouhamed El Cheikh car nit lu mu ko réere benn qualité dina ko reconnaître ci moom c'est vraiment un symptôme loolu c'est indéniable c'est un symptôme nitu yàlla la
ñu ngi koy remercier remerciement boo xam ne duñ ko utal début du ko utal fin mu accepter ñu en tant que disciple ak nu ñu mën tamit suñu nature humaine mu accepter ñu disciple mu xamal ñu wax dëgg yàlla dëggantaan bi ñuy jaamu yàlla mu xamal ñu xaqiqa yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu xamal ñu tarixa Mawlana Ahmed Tidiane Chérif mu xamal ñu dëggantaan Mawlana Ahmed Tidiane kon loolu amuñu fay ci Seydi Mouhamed El Cheikh amuñu fayam sang bu tedd bi amuñu fayam di ko remercier daal infiniment yàlla mi nga xam ne moo mun fay moo mun jote yàlla ñu ko yàlla fayal yàlla ñu ko yàlla fayal ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci barke bàyyam bu tedd bi Mawlana Ahmed Tidiane Chérif ñu gëm am conviction boo xam ne buñ ko xamee du tey sax buñ xamee ne moom mu doon du tey maanaam moom la fekk mu doon Imaamul Mahdi al-Muntazar buñ ko xamee du tey du tey yàlla xam na ko du tey première fois bu ñu ko déggee mu def mu wax ci wasifa jàngale wasifa lu ñu xam xaqul yàqin ne mooy Imaamul Mahdi al-Muntazar ñu gëm ko ànd ak moom ci loolu te amul lenn loo xam ne ci diine wala ci tarixa bi mën na ko jëm ndax on l'a fréquenté jour et nuit on a habité ensemble et donc nous on est des témoins de sa personnalité si luñ as tuut li ci gën a xam c'est un homme de Dieu kon na nit ñi daal tey ci moom soxlawul disciple wootewul mbooloo mais nag am na loo xam ne kenn mënu ko dindi il a une mission universelle te loolu da koy doxal kenn mënu ci malheureusement kenn mënu ci dara donc loolu déjà na ko nit ñi xam am fierté doon Sénégalais je suis fier des Sénégalais je suis fier des Sénégalais je suis fier des musulmans je suis fier des Tijanes et je suis fier d'avoir choisi Seydi Mouhamed El Cheikh Imaamul Mahdi al-Muntazar comme guide di remercier aussi condisciples yëpp yi nga xam ne ànd na ak ñoom ci hajj bi wax dëgg yàlla ça a été un moment inoubliable di remercier femmes yi nga xam ne nekkoon ak ñun ñu taxaw ñu ci fànn yëpp yal na leen yàlla fay ci barke sang bi yal na leen yàlla fay ci barke sang bi di delloo nuyu waa daal di imam yëpp di ziar ñëpp macha allah di santaat yàlla rek di sant loolu moom xam naa mooy sama mot la fay jërëjëf yaa Mawlaaya yaa Seydi Mouhamed El Cheikh yaa Imaamul